mbokk yi seetaan di safoo tamit ITV ñu leen di dalal jàmm seen xibaaru marax yi juróom-benn waxtu tegal na ñeent fukki simili ak juróom soo leen taaxiloo tuuti ñu faram fàcceel leen lu si gën a fës. bokk na si lu gën a fës si xibaar yi li nga xamante ni moom moo di ministre de l'intérieur Antoine Félix Diome wax na ko mu ni juróom-ñetti junni agent yëngu ci wàllum kaaraange dinañ leen recruter ngir ñu bàyyi xel bu baax a baax lépp li nga xamante ni dafa jëm si ay ñaawteef yi ñu nemmeeku si dëkk bi rawatina tamit wàllum trafic de drogue wàllum tamit banditisme ak tamit wàllum terrorisme. leneen lu fës si biir xibaar yi nga xamante ni dinañ ko waxtaanee muy wàllum élection locale yi nga xamante ni ñu ngi koy xaar ni ñaar fukki fan ak ñett si weeru janvier atum 2022 xëccoo bi nag takkar naa seen trop ci ndakaaru ndax coalition Yewwi Askan Wi ak wala tamit coalition Taxawu Sénégal gis nañ xëccoo bu si am diggante Barthélémy Dias ak Soham El Wardini waa Dakar nag lu ñu jàpp mooy ki nga xamante ni moom moo nar a nekk maire ñaar fukki fan ak ñett si weeru janvier na fexe ba soxla yi nga xamante ni moom la Dakar waaye soxla teen priorité yi mu bàyyi ko xel bu baax a baax daan si ànd ak Abdourahmane li ci biir xibaar yi. leneen lu ñuy waxtaanee ci biir xibaar yi bokk na si wàllum wér-gu-yaram ndax coronavirus cas yi ñu ngi wàññeeku bu baax a baax jaaykatu masque yi nag jamono ji seen mbir doxul moo tax ñu bëri si ñoom nee nañ tamit lu ñu gis mooy bàyyi tamit di jaay masque ndax gisatuñ client buy ñëw jënd masque naka noonu tamit sénégalais yu bëri jamono ji dañu bàyyeeku bu baax a baax lii moo gën a fës si xibaar yi. di leen dalal jàmm si leen dalal jàmm si xibaaru juróom-benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili ak juróom fii si ITV luñ koy tàmbalee mooy wàllum ñi nga xamante ni ñooy concessionnaire yi nga xamante ni ñoo doon jëli mbalit yi nekk si mbedd Ndakaaru Njaay yi démb bañ amalee grève ak tey boobule grève dakkali nañ ko ki xamle li ni mel di Mass Thiam di coordonnateur bu UCG. ndax nee na jàpp na ni waxtaan am na naka noonu état wu Sénégal si juróom-ñaari milliards yi nga xamante ni moom la ameel concessionnaire yi teg na si table bi ñaari milliards Omar Kane boo naka ci téléphone ñu teewlu Mass Thiam di coordonnateur bu UCG. dafa am quelques concessionnaires ñi ñuy liggéeyal ñi nga xam ne ñoom ñooy jëli mbalit yi ci suñu dëkkuwaay yi di ko yóbbu ci décharge yi ñoo xam ne dañuy dàkkanloon seen ndox daal ci kii bi ndax dañ leen xawoon ameel xaalis bu xaw a takkoon. donc loolu aussi bi mu amee ñun ñu daal di ci jël ay matukaay aussi ngir fexe service bi bañ a am interruption ñoom aussi dañu doon protéger seen liggéey moo tax ñu ne woon daal dañuy takkal seen liggéey bon ñu waxtaan ci aussi ak suñu kilifa yi lu demee ni suñu ministre Abdoulaye Seydou Sow mu waxtaan ci aussi ak collègue am ministre des finances ngir ñu mën a am solution donc si loolu leen doon dox xam ni yëpp yàlla suñu borom def na aussi am nañ ci début solution ak état benn montant de 2 milliards boo xam ne mën nañ leen ko jox pour ñu mën a relance liggéey bi waaw ñoom tam en toute responsabilité ñu décidé de lever seen mot d'ordre incha allah suba dañu war a gisante pour mën a arrondir les angles. mu nekkoon Mass Thiam coordonnateur bu UCG juróom-ñetti junni agent yu yëngu ci wàllum tamit kaaraange dinañ leen recruter tas leen si dëkk bi nga xam ne leen mel di Antoine Félix Diome di ministre bi amee wàllum kaaraange mu ni ndax dañ fas yéene jàmmaarloo bu baax a baax ñi nga xamante ni dañ yëngu ci wàllum trafic de drogue terrorisme banditisme délinquance yeeg ñaawteef yi nga xamante ni bëri na trop si dëkk bi mu ngi xamal li ni mel ginnaaw benn ndaje bu ñu doon amal ak waa ambassade des États-Unis jëm ci wàllum kaaraange Antoine Félix Diome ci micro Mame Seynabou Babou ak Augustin Manda. À ce jour, on peut compter dans son effectif 8000 agents qui sont déployés sur l'étendue du territoire national. jamono ji ñu tollu lu tollook juróom-ñetti junni agent lañu tasaare fépp ci réew mi li tax nag ñu daldi samp agence bi ëmb ASP yi bokk na ci bëgg-bëggu état bu Sénégal ngir gën a mën a fësal gis-gisam ci wàllum kaaraange ci réew mi fas yéene ci ànd nag ak ñi nga xam ne ñoo di bokk moomeel yi naka noonu waaye takk der yi ak kilifa yi ci lu gën a yaatu ñi nga xam ne ñoom ñooy wattu kaaraange askan wi faaw rek ñu boole seeni doole ak askan wi ci wàllum police administrative ak judiciaire
ngir ñu mën a respecter ci loi ak règlement yi nga xam ne ñoom ñoo fiy dox bu ko defee askan wi yëpp mën cee jëriñoo loolee sax la ñuy sàkku ci ñi nga xam ne ñoom ñooy wattu kaaraange askan wi ngir ñu ànd ak askan woowule mën a xeex ñi nga xam ne ñoo di samba boo yi lii bu antoo dina tax ba Sénégal bépp xeetu ñaawteef yu ci mel ne trafic drogue bi nga xam ne am na ab coppite bu ñu ci nemmeeku naka noonu nit njënd meeg njaay mi ci doomi aadama yi ak ñaawteef yi nga xam ne dañu koy nemmeeku ci diggante réew yi naka noonu it cybercriminalité di ñaawteef yi ñuy jaarale ci xarale yi ak terrorisme tamit loolu yëpp daan ci mën a indi saafara. À la cybercriminalité, à la traite des personnes, à la criminalité transfrontalière, mais Alioune l'a rappelé tout à l'heure également, au terrorisme. ay kàddu Antoine Félix Diome ministre de l'intérieur Pape Madiakhaté Sarr moom moo ko tekki ci wolof ñu dem ca assemblée nationale ndax commission ad hoc bi nga xamante ni moo fas yéene déglu député bi di Mamadou Sall ak tamit Boubacar Biaye jëm ci wàllum levée de l'immunité parlementaire ginnaaw bi nga xamante ni coow judd na ci passeport diplomatique bi commission ad hoc bi tey si suba daje naan di xamle ni ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru octobre ci fukki waxtu jotee dinañu auditionné ñaari député yooyu la ngir xam wànnante fan la mujje ñu àddu ci wàllum politique ak élection locale yi jamono ji coow judd na ci taxaw Sénégal diggante Soham El Wardini ak Barthélémy Dias kan moo si nara nekk seen candidat ci élection locale ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier atum 2022 waa Dakar nag lu ñu jàpp mooy ki nga xamante ni mooy fas yéene nekk maire bu Ndakaaru na doon ku am éthique wàllu moral naka noonu lépp lu jëm seen wàllu priorité mu bàyyi ko xel bu baax a baax li nga xamante ni waa Dakar soxla nañ ko mu si xëy di si yendu Abdourahmane Li amal na si reportage ak Seydina Mbaye. ñi dëkkee Ndakaaru ñu ngi ci jongante gox yeeg gox-goxaan yi lu ñuy wax naan ku ràcc jëmale sa bor loole la chauffeur yi di def. Adama Tamba ngi yaakaar ci ki nga xamante ni moo nar a nekk meeru Ndakaaru ci mu wàññi xat-xat yu ñu nemmeeku ci tali gi muy dëkk woo nga xamante ni embouteillage yi fees na fi loolu bu ko weesoo ay woto yoo nga xamante ni dawatuñu ñu gaare leen bokk na sax ci li tax concept bi nga xamante ni makaanu jëwriñ wu ñu dénk wàllum tabax gi moo ko taxawaloon ñu tàmbaliwaat ko ñu tuddee ko un week-end une commune boobu le mbir mairie bu Ndakaaru da si war a am taxawaay bu am solo si gis-gisam. Dakar dafa xat te moom moo war a liggéey boobu Dakar ma am espace yi nit mun a dox des fois da ngay gis oto bu ñu gaare pendant 5 ans oto baa ngi ci trottoir bi oto bi doo xam boromam fan la nekk te xam nga loolu liggéey maire bi la. waaye balaa ñu kaa tekk ci boppu Ndakaaru ñi dëkkee Ndakaaru dañu war a xool ndax ki nga xamante ni moo nam nekk meeru Ndakaaru sàmmonte na ak yenn jikko yu am solo yi muy yaakaaru Ibrahima Sène mi génn ci bureau wam ngir jël posam. mais koo xam ne kii vraiment ku maandu la koo xam ne kii askan bi ñor na ko koo xam ne kii day liggéey uniquement pour population bi pour nit ñi waaw mais kooku lañ soxla mais pas koo xam ne kii daf fi nekkal boppam wala pour ay intérêt familial. muy ay jikko yoo nga xamante ni daanaka El Hadj Souleye Diop seetlu ko ci mairie bu Ndakaaru muy bërëb bu dal loolu. nañuy xam ni population ba leen fal et puis ñuy veiller ci ñoom. te xam ni gars yi ñi ci ëpp seen loxo jotul seen ginnaaw dañuy dund ay difficultés yoo xamante ni ci période bii nag da nga gis ñëpp koo soxla da nga koy gis mais bu demee ba élection yi passé si lundi bi dootoo gisati kenn koo dem buntu këram fëgg ko da nga fay fekk day fay renforcer waat sécurité am pour wan leen daal damay dallu te ba muy sonn yéen la soxla woon te yéen a ko doon xeexal nekkal ko ci mbedd bi. gannaaw fàttali bi Souleye ngi woo ñi nga xamante ni ñoom la ñu fal ci ay poste de responsabilité te daanaka kenn du leen gis ci bureau yi suñu fexe bàyyi loolu. man am na ñoo xam dama leen di dégg rek seen ay nomination mais mosuma leen teg bët dama koy dégg nag quoi mais du ma leen gis quoi souvent même ci yenn institution yu bari da ngay dégg nit ki fal nañ ko nangam mais doo ko gis dañ la naan demal ci adjoint baa ngi fa wala secrétaire am a ngi fa. mais moom en personne ki ñu fal pour nga gis ko c'est tout un problème. muy ay jikko ak it ay xaarandi yoo nga xamante ni fas nañoo yéene bàyyi ci xel bés bu ñu duggee ci bañ gàcce gi ci weeru janvier ci atum 2022. Abdourahmane Li di la jaajëfal bu baax a baax Baye Ibrahima Niass ñu koy wax Baye Ciss tey ji mun doon janoo ak taskatu xibaar yi
di weddi ay tuuma yi nga xamante ni moom nañ koy toppee ci wàllum escroquerie toll si juróom-ñaari fukki millions ak juróom-ñett si xaalisu CFA ginnaaw ba mu amee boobule problème ak société Gredneck Computer li nga xamante ni war na mat ñaari at Baye Ciss dafa jàpp ni ay adversaire politique ñoo jàpp li ni mel ngir fexe ba moom du nekk candidat ci élection yi nga xamante ni moom nañuy dettal amoon na conférence de presse bu mu amaloon tey si suba si teewaayu Mame Seynabou Babou ak Augustin Mandan. ñu ngi ay bureau fu ne. homme d'affaires bi di Baye Ibrahima Niass ñu gën koo xamee ci turu Baye Ciss moom nag génn na ci ab tekk-tekkaaral gi mu nekkee woon ñu koy tuumaal escroquerie lu tolloog 78 millions francs CFA moom mii le nag moo ngi indi ay leeral. affaire buy date 99 il faut se poser la question que y a problème ma wax leen li avocat yi nanguwul wax ñemewul wax là cette société là Gredneck Computer aux États-Unis est dissoute depuis 2004. ma ne société buñ dissoudre bu existé tul mun na continuer toog Baye Ciss fii Sénégal business boo xam ne Amérique la ak Guinée Conakry lu ciy yoonu Sénégal bëggoo lu leer. bu ñu sukkandikoo ci ay conseillers juridiques am li nga xamante ne waa société Gredneck Computer ñoo ngi koy tuumaal ëpp na 20 at te li jóge woon ci bii la àtte nag mooy amatul lenn luñ koy toppee. te li ma wax léegi mooy li am naam dafa am société bi nga xam ni monsieur Ciss moo ko doon diriger et ça c'est depuis 1999 mu am un contentieux avec beneen société bi nga xam ne aussi Guinée la nekk ci benn contentieux bi nga xam ne Guinée la woon ci ay jaay ordinateur ak jënd ordinateur bi ñu amee problème ñoom ñu porter plainte au Sénégal daan ni monsieur Ciss mi dañ ko war a topp ndax escroquerie la def njuuj njaaj la def tappale la def ba ameel ñu 78 millions. loolu bi ñu ko defee ñu saisir ñu porter plainte ñu jox ko le doyen des juges kooku def enquête càmbar lépp régler lépp xool lépp ba mu paree ci loolu xam ne lii ñu doon wax dara amul mu rendre li ñuy wax une ordonnance de non-lieu maanaam seetal ko wecc. ay avocat am nag ñoo ngi xamle ne amul benn alalam bu ñu jël comme ni ko ñu bëri xalaatee affaire Baye Ciss bi nga xam ne ñu ci bëri ci presse bi ñoo ngi ko doon waxtaanee mën nañ jàpp ne moom mii mën na koo yóbbu fee di yoon Baye Ciss nag jàpp ne li ñuy teg ci ndoddam nag dara waralu ko lu dul mu bañ a présenté wu ci mairie bu Kaolack. kon coow lu xamante ni moom moo topp Baye Ciss def na 20 at boobu léegi ñu àddu jëm ci wàllum effondrement bâtiment yi nga xamante ni dañuy daanu saa su nekk. màggataay beeg la moo waral li ni mel ndax maçon yi ñoom ñoo dul tabax bu baax waaye jàpp nañ ni propriétaires yi ñi nga xamante ni ñoom moom seen immeuble ak seen kër ñoo dul def seen liggéey nu mu waree Pape Madiakhate Sarr amal na ci reportage. ci tabax bi ñuy jooyanti ouvrier yi ñu ngi ci liggéey bi bu baax ci diggante gravats yi ak jalu mool yi. kër yi nga xam ne dañuy faral di màbb lu bari maçon bi ne ñaar ñii seen loxo nga ca. borom kër gi da nga koy laaj ne ko andil ma tant de tonnes ciment andil ma tant de fer andil ma fer nangam ak nangam mu livré la li nga commande kooku moom léeg-léeg nag ci maçon bi moom it léeg-léeg day liggéey boo xam ne xëy na du doon xam-xamam mooy des tuuti wala yeneen ak yeneen mooy tax léeg-léeg nga dijjiñ ci ouvrier bi mais léeg-léeg it ouvrier bi commandé matériel nangam ak nangam borom kër gi. livré wu la li mu bëgg li nga bëgg yow tamit comme da ngay jël temps pour liggéey tamit da ngay liggéey li mu la jox rek nga liggéey ko. ci kenkaayireem bi nga xam ne fa lañ ko fekk te mu fay dalal bés bu yàlla sàkk ay maçon waaye si ne léeg-léeg maçon yooyu ñooy jël lenn ci koppar yi ñu war a jëndee ay jumtukaay def ko seen poos. loolu dem parce que ci biir facture yi ngay bind sax da ngay mën nga jaay nit ki 30 tonnes ciment. nga mun la bindal ma 30 tonnes après boo koy livré mun na la jox ma 25 tonnes léegi ana 5 tonnes yooyu fan la dugg waaw yooyu yu mel noonu day am moo tax borom kër yi ñi bëri bu ñu tabax maanaam dañuy wut ay gardiens yoo xam ne si ñoo leen di surveiller affaire bi lu mel noonu. saytu bu baax liggéeyub maçon yi lu mënta ñàkk la loolee mooy gëm-gëmu technicien en bâtiment bile. parce que maçon bi moom mooy tabax ñun rôle technicien bi day ñëw. pour superviser pour xool ndax affaire bi ndax jaar na ko ci yoon ndax teg na ko ci yoon ferrage bi mu contrôler ko xool ndax norme bi ndax suivre ndax plan bi mi ngi koy suivre lépp en grosso modo daal lépp ci loolu lay tënk maanaam nga xam ne bâtiment bi dañ koy tabax ba du am benn problème.
qualité ak fer bi it jàpp nañu ne am na njeexintal bu baax ci kër yi nga xam ne dañuy faral di màbb bu ñu sukkandikoo ci maçon bi. nag bu ñu ci état bi mën a dimbali daal ba ñuy andi libéré fer bu baax a baax boo xam si ñëpp xam ne fer bi baax na parce que léegi da nga jël fer di ko lem 2 fois 3 fois mu damm te bu njëkkoon da nga daan jël fer di ci sonn pour mu damm mais léegi daal fer bi daal man teg naa ci loo xam te ci fer bi daal teg naa ko. tabax yi faral di màbb léeg-léeg mu ngay wëy ba léegi di am fii ci réew mi maçon yi nga xam ne ñoom lañu ci jokkar bi baaraamu tuuma ne boroom kër yi kay lu jig njaag ñoom ñooy njaag. ñu jóge ci maçon yi dem ca Petersen ak tamit jaaykat yi nga xamante ni ñu ngi fa di xaar ni seen ay cantine ginnaaw ba xamante ni ñaari at a ngi nii ba mu amee lakk bu metti ba fa am fukki fan ak juróom ci weeru mars atum 2019 seen cantine fan la toll ginnaaw ba ñu perte ay millions ci xaalisu CFA ñu jàpp ni promoteur bi tamit moom moo deful liggéeyam nu mu waree ñu teewlu ci reportage yu Marème Ndiaye. dox ci marché Petersen jafe na lool jaaykat yi ak seenub njaay oto yi ak puus-puus yi ñoo bokk tali bi. at ñu ngi fi waaw ñu ngi fi poto yi palaas yi poto yi bés boo tawee doo xam li nga bëgg ak li nga bañ te forcé nga lal jaay parce que boo jaayul mooy loolu il faut nga jaay njaay mi moo yor lépp il faut nga jaay njaay mi la ñu wéeru ci la ñu yaakaar boo tawee ba tawul dañuy jaay. waaw mais loolu dafa metti torop parce que ku nekkoon ci magasin mu lakk mu nekk difficulté ci yow d'abord nga génn nekkaat ci mbedd bon li ci gën a metti mooy da ngay encombrer mbedd mi ñi la war a respecter duñ la respecter dañuy foog ne yow liggéeyoo da ngay taxawaalu. marchand ambulant bi mi ngi fàttaliku jafe-jafe yi fi mu tàmbalee. parce que lakk bu nekk fekk na ma fi. ji koo xam ne carrément day leb prêt banque day leb day jël lu mat 500000 leb ko pare wala mu jël 1 million leb ko pare loolu lay day ñëw jékki-jékki rek tàkk lépp ndax saa après bu tàkkee yow da ngay perdre banque da lay topp te loolu lépp tamit métti na état bi tamit war nañoo mën a jàppale si loolu bu baax a baax a baax. benn lakk mu ma fekk fële maa ngi jaay daal année boobu yaakaar naa jour année bi muy lakk maa ngi jënd si guddi gi laa jënd bagage yu bëri ma xëy bagage tàkk noonu laa si perte wallaahi. moo ne recasement wu commerçant yi waroon naa am bu yàgg. yàlla dafa dogal dañu daje benn société boo xamante ne bii wax dëgg yàlla engagement yi mu jëloon ak maire jël ko ñun marchand ambulant yi respecté wu ko benn yoon loolu moo tax liggéey bi yeex ba léegi loolu moo waral liggéey bi bon niñ ko séentoo woon amee wuñ ko noonu waaw ci société bi la daal mais du ci maire du ci marchand ambulant yi du ci kenn. gannaaw ay lakk yu bare marché Petersen tojoon nañ ko ngir tabaxaat ko waaye boobu ba léegi jaaykat yi ak ñi dëkk ci gox bi ñu ngi yendoo buuxante. ñu àddu jëm ci wàllum feebaru mbas bi gis nañ ni bàyyeeku bi takkar naa seen trop ci réew wi ndax kaa yi dañu wàññeeku bu baax a baax jaaykatu masque yi gisatuñu seen bopp si li ni mel moo tax ñu bëri si ñoom nee nañ daal vraiment jamono ji moom jaay masque moom dañ koy bàyyi dem seeti leneen ndax Sénégal yi dañu bàyyeeku bu baax a baax reportage Khadija Diouf. marché Colobane mu xumb lool jaaykat yi bëri fii ku nekk di fexe ni njaayam jare wàññeeku gi am ci limuk doomi aadama yi am jàngoroy coronavirus feeñ lool ci jaaykatu masque yi ak gel yi. kaay ni ñooy wàccee rek takk masque bi noonu lay gën a wàccee léegi ay sarokaa ngay dégg ak yooyu noonu moo tax takk masque bi léegi demeetul noonu entreprise daal ñi nga xamante ni ñooy dem ci entreprise yi ak ñi dem ay port yooyu noonu ñoom ñooy jënd masque moom ñooñ fa force da ngay takk masque booy dugg foofu noonu masque kay pour mu mën a dox dëgg il faut corona bi day kii nii day obligé bu baax a baax mais corona bi comme ko wàcce na moom jaay masque dootul dox. ñi ñu fekk fii ci Colobane ñuy jaay firndeel ñu ni ñu bëri ci seeni naataangoo dañu mujj bàyyi njaayu masque ndax doxatul. ki fi doon jaay masque affaire daa wàcc mu daw léegi nag comme man maa ngi fii tout près ma boole ko daal di rek pour au moins taqale waale ci ñi soxla bu ñu ñëwee mën a am li ñu soxla. xale bu góor bi mujj boole njaayu masque ak dàll ngir mën see génn. non njaayu masque bi déggoo comme ni ma la ko expliqué rek man defuma ko comme moom rek laa kii déedéet man jaay dàll lay def masque yi affaire yi dafa lii ma boole waale ko ci loolu la rek moo tax bu demee tamit damay delluwaat samay dàll rek. mbas mi wàññeeku nekk mbégte gu rëy ci askan wi donte
arrangé wul torop jaaykatu masque yi ak gel antiseptique yi nga xam ni seeni gafa di satul. téléspectateurs yu ñu doon seetaan li moo fi ruuse woon ci wàllum xibaar 20h45 édition spéciale fii ci ITV jëm ci wàllum fiscalité ak Khalifa Diakhaté mi fas yéene dalal Cheikh Diop secrétaire général bu CNTS FC ak Yoro Chimère Wade nekk fiscaliste naka noonu ak Pape Ndiaga Meng jiite commission fiscalité ci mouvement des entreprises du Sénégal laata loolu 19h45 xibaaru nasaraan yi ak Adama Anouchka ba lay doon jërë ngeen jëf.